asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois gars yi c'est la première fois may wax si li nga xam ni moom moo di affaire de FDCU mooy fonds de développement des cultures urbains wala fonds Covid bi nga xam ni joxe nañ ko ak fonds SODAV bi nga xam ne joxe nañ ko li nga xam ni moom moo waral artistes yi nii di xëccoo di mbele Sénégal coow li bëri fa. Bon, déjà, erreur cruciale, li nga xam ni moom moo si am mooy le gouvernement ne devait pas donner ça li nga xam ni moom moo di ay acteurs yi nga xam ñu ngi si rap Galsen chaque fois ma wax ko dafa mel ne nga sànni li nga xam ni moo di yàpp benn dogu yàpp mu am 50 gaynde yu fa nekk ñu nar a nekk benn yàpp boobu noonu loolu mooy li nga xam ne moo di problème bi. Pape Sidi Fall hier dama la koy wax sincèrement chaque fois dama la doon dal parce que wax dëgg fa yàlla peut-être yenn actes yi neex ñu mais tey moom. wax dëgg fa yàlla man Wes Show man maa la tiré chapeau xam na moo tax ma lay tiré chapeau démb dama la naw ci sa franchise démb dama la naw ci sa professionnalisme démb da nga wane professionnalisme wax dëgg fa yàlla wax nga li nga wax et damay rejoindre li nga xam ne moom mooy say propos le débat était équilibré bu fekkee am na ay nit ñoo xam ne nanguñu c'était équilibré ñun xam nañ lan mooy li équilibré ak lu l'équilibré wul. parce que ñun dañuy suivre on sait lan mooy débat posé bi nan la ko débat ku nekk wax na sa li nga xam ne moom nga xalaat muy Nit Doff muy li nga xam moo di Peupeuse Nit Doff ak Peupeuse am na benn instant boo xam ni dañu dalante maanaam avec respect tamit xoolal ñaari nit yoo xam ne waxtaan nañu posé nañ débat di génn na fa nanguwuñu d'accord ñu te respectante nañ waaw si li nga xam ne moom moo di fond Covid bi kee yaakaar na ni waroon na si jot c'est obligatoire mu jot si kee yaakaar na ni moom waru si woon jot quoi dañ ko waroon bàyyi nag man moom foofu je suis d'accord que ni képp koo xam ni impacté wu nga dem jël si xaalis boobu noonu mais d'ailleurs nañ def li nga xam ni moom moo di 5 points yi nga xam moom laa choisir parce que j'ai fait des recherches yoo xam ni laaj naa ñi ma war a laaj pour mën a am li nga xam ne moom moo di réponse yi nii première partie bi mooy li nga xam ni moom moo di xaalis bi mooy fonds yi 3 fonds la ñu génnee pour li nga xam ni moom moo di artistes yi 2 fonds moo si intéressé li nga xam ni moom moo di rappeurs sénégalais 3 premiers fonds bi mooy fonds de développement des cultures urbaines fonds de développement des cultures urbaines d'ailleurs d'habitude ay 300 millions la woon maintenant ñu def ko 600 millions xam nga léegi 600 millions yi noonu nag la moo tax nit ñi yaakaar ni 1 million la parce que Macky Sall le président de la République son excellence dafa ne woon daf si yokk yeneen 500 millions gars yi jàppee ko affaire de politique moo tax ba léegi wax ñu si dara nag jot nañ 500 millions yi jotuñu ko wax dëgg fa yàlla ñun xamuñu ko te ñoom ba léegi kenn génnul wax ni xam nañ ko mën nañ ne jotuñu ko te ñun duñ ko xam tant que benn koo xam ne mu ngi si nguur bi wala mu ngi si ministère de la culture génnul mu ne wax dëgg fa yàlla jox nañ leen 600 millions yokkal leen si 500 millions ala kuli yàlla fii ñun duñu xam li nga xam ne moom moo di vérité bi parce que rien n'est transparent ay njuuj njaag la ay escroquerie la waaw comme nu mu demee woon si fonds de développement des cultures urbaines noonu la demee aussi tamit si li nga xam moo di yeneen 500 millions yi nga xam ñu ngi koy yaa xam di gis de même que aussi tamit li nga xam ni moom moo di fonds Covid bi mooy 200 millions yi nga xam ni fonds Covid bi mooy 200 millions yi nga xam ni dañ ko joxe pour les impacter foofu nag amul ngay toog di xaar ay di dem lire wala ngay dem def recherche wala ngay dugg si li nga xam ni moo di yenn sites yi pour mën a am li nga xam moo di réponse maanaam loolu dafa war a nekk sa choix personnel c'est pas loo xam dañ ko war a jox nit ñi tey jii nii bu fekkee dañ leen jox xaalis boo xam ni 200 millions la dafa war a jàll si li nga xam ne moom moo di les impactés yéenay war a def seen conférence de presse benn jàllale ko si télé bi fexe ba mu jàll si télé wala rajo ñaar wala rajo sax télé ak rajo yëpp xam nga ngeen fexe nu mu yeggee si youtubeurs yi nee naa leen hip hop Galsen youtubeurs yi ñoo koy dawal pas les autres Pape Sidi Fall ak Taal ñooy mennum animateurs yi nga xam ne reconnaître nañ leen ñu ngi liggéeyal hip hop Galsen à part ça li si nekk li des yëpp chroniqueurs yi la mooy youtubeurs yi nga xam ne ñoom ñooy rey seen bopp si affaire bi kon tey jii nii boo leen approché woon ñooñu noonu dinañ def tout pour jàllale les bonnes informations waaw kon déjà au lieu que ngeen ñuy jéem a tënk di ñu wax ay balaa ngeen di wax il faut ngeen laajte non on demande pas yéen ñuy approché ngeen jox ñu il faut que affaire yi di leer est-ce que comprend fi may waxee voilà léegi nag fonds boobu ñëw na 200 millions yi xamuñu boo demee def recherche ñu ne la affaire yi non trouvé kenn gisu ko not found nañ lay wax boo demee di def recherche si site boobu ngeen di wax dañ leen naan non found léegi yéen waxoo leen ñu lan la ñuy bind foofu noonu pour mën a xam nan la demee waxoo leen ñu dara liste yi ñëpp gis nañ ko ñi ngeen partagé seen booy yi mooy maanaam seen clan yi ngeen jox xaalis boobu noonu xam nañ ko 200 millions yi nga xam ne mooy pour les impacter bu fekkee dañu wax ne dëgg ay wax ni likal mi waroon def Alassane Djigo Akhlou Brick bi waroon def li nga xam ni moom moo di concert am dawal promotion li nga xam ni moo di Hello World Akhlou Brick li mu si pett dafa graaw trop
album la génnee mu impacté wu ndax Covid 19 y a beaucoup de rappeurs Sénégal yoo xam ni am nañ fa Samba Peuzzi léegi damay ñëw wax deuxième point bi deuxième point bi moom artistes yi lay wax rappeurs yi quoi y a beaucoup de personnes yoo xam ni jot nañ si fonds yi ils méritaient pas xam nga la moo tax ils méritaient pas parce que ñooñu sur le moment la ñu créé li nga xam ni moo di dossier mais dossier boobu noonu def leen li nga xam ni moom moo di artiste man je crois que ne un artiste pour être reconnu pour nga mën a toog di plaider pour nga mën a toog di wax li nga xam ni moom nga xalaat si ne moo di fonds yi di wax si li nga xam ni moo di hip hop bu fekkee yow waxoo nga génne sa bopp tu dois être reconnu. Comment tu dois être reconnu? Avec li nga xam ni moom mooy lan moom mooy nga am carte SODAV tu dois être enregistré carte SODAV boobu noonu rappeur bu nekk daf ko war a am boo amee li nga xam ni moom moo di carte SODAV bi nga dem nga commencé pay impôt li ngay générer si li nga xam ni moom moo di say concert wala say xaalis bi ngay jot wala lépp loo xam da nga koy jot da nga ko war a dem déclarer nga fay li nga xam ni moo di impôt ëllëg si biir fonds yi nii si impôt yooyu noonu war nañ ko si mën a yokk pour mën a jox li nga xam ni moo di rappeurs yi. mais loolu amul Sénégal sur 4000 rappeurs d'après digital yi nga xam ne moom lañ def dernier sondage yi 4000 rappeurs 100 rappeurs rek laa lay wax de boo compté est-ce que dina mat ñoo nekk li nga xam ne moo di artiste déclaré kon ñooñu lan la ñuy xëccoo fond tey ñooñu bu ñu jotu si fond bi tamit d'une part c'est leur faute tey pour nga mën a jot fond yi il faut nga nekk koo xam ne t'es un artiste reconnu c'est pas parce que da nga def ñaari vidéo YouTube am benn 10 millions de views rek wala 100 millions de views t'es reconnu comme rappeur. laa mën a nekk divertissement passion mais jour bi nga xam da nga ko bëgg a professionnaliser parce que da nga siy recevoir li nga xam xaalis dañu la siy fay boo mënee xaalis bu duggee SODAV déjà loolu rek boo nekkoon artiste ngay générer li nga xam moo di produit SODAV chaque weer daf la war a woone la xaalis mu ngi nii doo soxla sax li nga xam ni moom moo di fond mais Sénégal artistes yi la majeure partie du acteur du rappeur du musicien xamuñu leen maanaam enregistré wuñu leen mais bëgg nañ chaque fois lu jot rek ñu ñëw ay tëggkat tama kenn xamu leen il faut ñuy wax ne dëgg. loolu mooy li nga xam ni moom moo di troisième bi ak quatrième point bi léegi nag cinquième point bi mooy solution yi parce que ñun ñii ku ñu jox li nga xam ne moo di structure ñu diriger ko de lu leer laa la wax mieux que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy diriger parce que non seulement xam nañ li nga xam ne moo di musique mais xam nañ aussi tamit yan stratégie la ñuy utiliser pour mu mën a daw jot ngeen fond bi xaar leen benn 3 ans 4 ans boo xam ni fond bi da ngeen koy dajale foofu noonu boo leen dajalee chaque année 500 millions imaginons 500 millions la 500 millions chaque année 4 ans yi ñaata la. du 2 milliards 2 milliards yooyu noonu ngeen coppati si ngeen def li nga xam ni moom moo di benn chaîne télé boo xam ni pour rap rek lay wax rappeur bu si am publicité foofu la koy njëkk a dem déposer fay benn 10% le reste télé bi jël ko ak fond bi nga xam ni moom la ñu am muy générer xaalis di génn di duggaat si li nga xam ni moom moo di fond bi parce que pub yooyu ñu lay jox même bu dee 10% da nga koy def si li nga xam ni moo di fond bi 1 an après beneen fond dugg parce que le gouvernement da lay jox li nga xam ni moom moo di beneen fond nga jël fond bu doon nga rajouté ko foofu noonu coppatiwaat si ubbi benn rajo boo ubbee benn rajo nga defaat la même chose pub yi day daw si li nga xam ni moo di télé di daw si li nga xam ni moo di rajo képp koo xam ni mélomane nga képp koo xam ni hip hop intéressé na la di nga am les informations si temps réel lu mënti xew di nga ko xam concert yi war a am ni ngeen fa mën a dem parce que y a des personnes yoo xam ñu ngi def concert ñu bëri xamuñu ko parce que méthode de publicité réseaux sociaux du laal ñëpp boo paree loolu noonu la ngay def nga def li nga xam moo di beneen année bi troisième année bi nga ubbi li nga xam ni moo di benn salle bu mag boo xam ni rappeurs yi rek ñoo si gis seen bopp ngay générer xaalis boobu noonu rappeurs yi dañuy ñëw fay la moitié fond bi def ko avec des artistes yoo xam ne nag sont reconnus laa la wax mu leer na ni aussi tamit bu ñu tëggee foofu noonu dinañ générer li nga xam ni moom moo di xaalis attention léegi boo leen defee loolu noonu yëpp après lan moo si des gars yi au lieu ngeen di jël xaalis di pàccoo nii amul beneen affaire boo xam ni mën ngeen ko si def dernier mot bi nga xam ni moom laa wax mooy tey jii nii France bu bàyyi woon li nga xam ni moom moo di Afrique ne leen à partir d'aujourd'hui yéenay dawal li nga xam ni moom moo di seen i bagage ne leen débarrassé wu nañu génn nañ si li nga xam ne moom moo di Afrique créé leen seen monnaie créé leen seen xawmalan créé leen li nga xam ne moom la ñëpp di xeex jour nga xam ne ngan di catastrophe moo fi am si nga xam ne africain moo bëgg nguur bëgg xaalis bëgg a diriger dañuy fàtte li nga xam ne moom moo di union européenne da ngay fàtte li nga xam moo di union africaine du MES union boobu noonu nag moo manqué rappeurs yi léegi yow boo xamee ni rappeurs yi dañu amul union ku si nekk ak sa clan ku si nekk ak say booy ku si nekk ak ki ngay bëgg a jàppale ñi nga xam dañ leen di jàppale parce que dañuy bañ suba ñu dénoncé leen ñooñu ñëpp nag wax dëgg fa yàlla gars yi ñooñu ñëpp
amuñu li nga xam ni moom moo tax ñu diriger li nga xam ni moom moo di structure boobu noonu pour mën a dawal li nga xam moo di hip hop Galsen rappeur bu si mënti nekk gis si boppam rappeur bu si nekk généré li nga xam ni moom moo di xaalis fayeeku dem fay li nga xam ni moo di impôt ñu dund si li nga xam ni moom moo di seen art muy rappeur muy acteur muy peintre muy danseur muy breaker muy graphitisme ñëpp dañ see war a gis seen bopp parce que ce sont des artistes te pour nga nekk artiste je répète il faut nga être reconnu comme artiste loolu mooy li nga xam ni moom moo di solution yi gën a yomb maanaam base nañuy def li nga xam ni moo di tepp pas ñëw rek bëgg a indi li nga xam ni moom moo di bagage yoo xam ne mënuñu ko en tout cas gars yi loolu moo nekkoon li nga xam ni moo di vidéo bi maa ngi shout out gars yi nga xam ni jàpp lañ ma si li nga xam ni moom moo di recherche yi nii bugguma wax tur nag parce que xëy na buggul ma wax turam maa ngi jàppale maa ngi wax aussi tamit Pape Tidi Fall de nouveau kontaan naa ci moom Nit Doff ak Fou Malade seen altercation boobu noonu ñun xam nañ kan moo nekk si dëgg xam nañ kan moo nekkul si dëgg nañu waxante dëgg Purpose right talk en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo bu fekkee dafa am lu ñuy gën a leeral dinañ ko leeral parce que nous on a tout dinañ ñëwaat aussi tamit si li nga xam ni moom moo di millions de vues yi nga xam ne gars yi am nañ ko te ñu suñu bëri ils achètent te preuve yi instant yi preuve yi bu jaree génn yéen bu leen yaa xam te dañuy jékki-jékki rek balancer vidéo bi loolu la woon gars yi loolu res la woon ak yéen wasalaam